dal leen ak jàmm ci xibaaru marax mi ñu dooree ko rek ak càkkuteef gënu doon bëgg nag muy ak bàyyi néggandiku wala bokk bàyyi goo xamante ne rek kon dañu koy néggandiku mu soxal Simon ak Kilifeu dañu leen ko lankal seen i avocat nag loolee la ñu bëggoon waaye mujj la sotti ci fàttali Kilifeu moom tey ci suba ñu ngi ko doon déglu rek ca brigade bu cyber criminalité gannaaw rek ab kalaame goo xamante ne Thierno Amadou Dieng kalaame na ko ci wàllu ko yoon ñoom ñëpp nag ñi ngi leen toppee rek wàllug kon njuuj njaaj ñeel ay passeport diplomatique ñu wax ci leneen nuñ ko waxee woon ci ndorteel yi muy drogue bi nga xamante ni gis ngeen ni nag ci fan yi mujj yi nag teg nañu ko loxo muy drogue bu takkoo takku moo waral nag télévision Futurs Médias sëgg rek ci drogue boobu ana lan mooy drogue ñi koy jëfandikoo ci Sénégal ñu seetlu ni lim gi takku na waaye loole yépp tamit dafa am njeexital ci wàllu ko wér-gi-yaram Marcel Maroun lañu ci àndal ak Amadou Ba. mangook kon Marcel Maroun du ñàkk rek ñu am ko ci suñu yeneen jotaay xibaar mbaa boog ci xibaar yi sax ci nasaraan léegi lay doon bu ma noppee ñu wax ci wàllu ko wér-gu-yaram ak mbas mi nga xamante ne guléet nag Sénégal ñu xëy te wàññiwuñu cas Covid 19 ci junni ak ñetti téeméer ak ñaari test yoo xamante ne def nañu ko ñaari fan ci weeru mars atum 2019 la fi duggoon tey Sénégal am 0 cas directeur bi ñu dénk wàllu ko fegu gi ci ministère bi ñu gàll wàllu ko wér-gu-yaram nag mi ngi xam leen ni lii nag du caagante ne mbas mi dafa jógee ci Sénégal kon tey nañu gën a dogu ci geste barrières yi di sa préra lañ ci àndal. Sur 1302 tests réalisés, aucun n'est revenu positif. gulet bi mbas mi duggee ci réew mi ba tey ministère de la santé am 0 cas jëm ci xeex coronavirus. tey bésu alarba ñaar fukki fan ci weeru octobre mi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak ñetti téeméer ak ñaari test yi ñu def amul kenn ki nga xam ne am na doomu jàngoro ji. tendance bi di wàññeeku waaye loolu tekkiwul ne épidémie bi jeex na fii ci Sénégal di alerter docteur Mamadou Ndiaye. am 0 moom guléet la effectivement daf ñuy jox cawarte waaye nag du wundu ne ko feebar bi wala mbas mi dafa jeex déedéet 0 nañ ko jàpp rek comme lim bi nga xam ne ci lim yi mu doon am rek. situation bi nag dafa war a tax ñu dolli fagaru yokk mesure barrières yi waaye tamit askan wi jëm ci vaccination bi. mais nag li gën a jafe mooy ngay wéy ci ay chiffres yu néew mun nañu gaawantu nag dem ñàkku ji parce que renforcer yeneen mesures yi nga xam ne li tax ba ñu am lii ci loolu la ñu war a continuer. fàttali ci première ba 3e vague coronavirus bi mooy bu njëkk Sénégal am 0 cas de Covid plus. ñi ngi ko doon wax léegi muy dorog bi ñuy faral di jàpp ci réew mi mu nekk lu takku lool ci dorog boobee dañu seetlu nag ne dorog boobu sax nag faf ñi koy jëfandikoo ci Sénégal lim gi takku na mu am it njeexital yoo xamante ne am na ko ci wàllu ko wér-gu-yaram Marcel Farba Maroun ak Amadou Ba ci leeral. héroïne cocaïne yamba sangara wala sax cigarette drogue yi bëri nañ te wuute. Il y a ce qu'on appelle les sédatifs. am na li ñuy wooyee sédatif wala dépresseur comme héroïne ak yeneen xeeti opiacé am na tamit li ñuy wooyee stimulant comme cocaïne wala amphétamine ak yi ñuy wooyee perturbateur wala hallucinogène comme yamba. waxuma nag ci sàngara ndax mën na doon stimulant comme ni mu mënee doon dépresseur boo ci naanee tuuti dépresseur la mais bu bëree rek stimulant lay doon. yooyu catégorie drogue ndawu Sénégal yu bëri di ko jëfandikoo loolu waral dañ koy mujjee tàmm tubaab di ko wooyee addiction te muy indi ay conséquences ci wàllu wér-gu-yaram yu doy waar. Il y a beaucoup de gens qui font. am na ay nit yu bëri yuy am infarctus du myocarde muy problème mu xol te cocaïne moo koy indi wala sax ay complications infection yu graaw comme sida wala hépatite C tuberculose bëri nañ daanaka addiction mën na yóbbu nit fu garaaw a garaaw waaye lan moo tax nit yi di jëfandikoo yooyu lay xeetu drogue. Vous avez des facteurs yi bëri nañ mën na doon lu personnel loo xamante ni dañ ko tibbee ci environnement bi wala sax ci famille yi ak ci société bi. nit yi nga xamante ne seen xam-xam daa màcc ci wàllu faj ay cas yu drogue sonal dañuy daal di conseiller rek ñi nga xamante ne mosuñu laal drogue ñu bañ koo def balaa mu leen di indil
addiction boobu ñu doon wax pour ñi nga xamante ne ñu ngi koy jëfandikoo yooyu les experts di leen di conseiller tamit ñu dem structure bi ñu tuddee centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar ñooy toppatoo cas yi nga xamante ne drogue bi da leen sonal lool fii ci réew mi. féete rek ca hôpital Fann ñu lay jaajëfal bu baax a baax ni ñu ko waxee woon ci ponki lycée Malamine Camara sergent Malamine Camara nag coow laa ngi ne kur diggante waajur yi la ak proviseur ba ndax am na ay classe yu ñu fa rek jëlee muy 6e yi li ko waral nag bokk na ci ndongo yi nekk ci classe de seconde dafa am ñu ñu fa orienté seen lim nag ëpp na junni di dem loolu moo waral ñu ne classe doyul ba tax na nag kon proviseur ba jël matuwaay ci jële fa classe yu 6e ya Fatou Bintou Konté xëyoon na fa àndoon ceeg Thierno Laurent Mendy. ren ji nag lycée sergent Malamine Camara ñu xamee ko ci Limodak du mën a recevoir élèves yi nga xam ne ñoom ñoo jugee ci yeneen établissement yi te ñu orienté leen ñu fas yéene ci woon defee li nga xam ne moom moo di classe de 6e mu nekk nag njàqare ci way juru ndongo yu bari. Depuis l'ouverture ñu ngi ñëw fii mais la proviseur refuse yaa ngi may dégg jël suñuy doom inscrire leen. jëlu ci kenn xale yaa ngi nii jëlu ci kenn. ñoom waajur yooyee sax tey ci suba dañoo ñëwoon fees dell ci biir lycée bi lay di exiger ñu intégrer seeni doom ndax dañoo jàpp ni proviseur bi lay dafa bëgg éliminer cycle moyen te ren la ko bëgg a tàmbalee ci classe 6e yi lay. nee na daal yaa ngi dégg day éliminer kii cycle moyen yi yaa ngi dégg te c'est pas normal te ren ji la commencé te waa IA d'accord ñu ci parce que bu ñu ci d'accordoon duñ defar affectation yi jox ñu ko. noo recevoir moo tax bu ñu recevoirul fii ak 2 jours ñu employé ñun tamit suñuy moyen bañ ko jegee moom proviseur bi nangul wax ci suñu micro mais xamal nañu ne ren situation bi dafa nekk situation bu xaw a particulière ndax 1000 élèves en classe de seconde la ñu orienté ci établissement boobee te amul classe yu mat yu doy yu mën a jël yooyee élèves moo tax mi nga xam ne mooy classe yu 6e yi mu mujj ko génnee jox ko élèves yu bees yooyee ñi nga xam ne ñoo fas yéene def 6e ci classe am mooy orienté leen yóbbu leen ci seen yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wet bi la. séminaire conférence dafa dara ci Sénégal dara dafa géej ba woon diggante 1984 ba 1987 di Mamadou Kora Fall ma ngay noppalu ba faaw nag ci sëkk yu jokkul ma nga ca commune bu Rufisque Ouest dëdduna àdduna mi ngi tolloon ci juróom-ñetti fukkaat ak ñett tey nag ñi ko gunge ci këram gu mujj googee takk nañu lool di kilifa ci réew mi ñu teewlu leen ci micro Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb. waaw ñun sportif yi Kora Fall li mu représenté ci ñun Kora c'est le sport d'abord avant même la politique. succès yu mu am ci sport amu ko ci politique Kora Fall jël na saltigué bu leen fàtte ne avant moom on a eu d'autres présidents le premier président du saltigué c'était El Hadji Ngouda Faye il est toujours là le second président il s'appelait Mamadou Boy ki ci topp le troisième vice-président c'était El Hadji Ba bu dëkk fii sorewul mais Kora bi mu jëlee saltigué dafa mel daf ko saxal ay laaf. ñun nag Kora daf ñoo yar dañu màgg ci kanamam. waaye li ñuy jàng ci Kora mooy joxe ak tabe Kora musul seet kan lay jox Kora musul seet lu mu koy jox Kora musul seet lu mu koy joxe ñëpp ñi nga xam ne sax Kora dañu gënoon nekk ay noonam Kora defal na leen teraanga bu nekk. moom mën nañu wax ne moom moo fi jëkk def opération set setal moom mooy le précurseur de cette activité que les jeunes maintenant auxquels les jeunes s'adonnent depuis lors moo ko fi jëkk bi def. Dans les années 70-80, il mobilisait les jeunes à nettoyer leur quartier, di raxas mbedd yi, di defar ay tablement ci koñ yi. ñu wax ci politique ak coow li am ci coalition Yewwi Askan Wi Pastef bu Ndakaaru nag dafa jël dogal rek ci lépp lu yëngu-yëngoom mu daqal ko nag ci coalition boobee ndax gisatu ca boppam mu nekk dogal boo xamante ne kon am na gannaaw ñàkk déggoo gi dox ci diggante Pastef Dakar ak taxawu Dakar bu Khalifa Sall coow loolu nag mi ngi amit ba tey ci maanaam candidature yi nga xamante ne nee nañ ñi ngi koy tànnee fu ne loolu nag daan
daanaka indi ñàkk déggoo moo waral Pastef Dakar nag fas yéene dem ci woteeg gox-goxaan yi ay candidat boppam nag lay daal di teg te bu boobaa du sukkandiku ci coalition bi ma wax léegi nga xamante ne dafa taxaw ngir tàqalikook moom. ci wàllu politique ba tey ñu des rek ci maanaam li ñuy faral di gisit ci politique ndax léegi si dañu gis ni waaye politique yi dañuy jël seen nataal di ko def ci ay kaye yi nga xamante ne ndongo yi dañu koy jàngee loolee nag indi na ay gis-gis yoo xamante ne ni wuute na waaye li ci am ba am mooy Abdou Fati nekk rek kon syndicaliste moom la mu gis ci yëf yi mooy du dëgg du yoon te lii nag bu ñu ko bàyyee mu yegg rek dana am foo xamante ne ëllëg bu ñu fa yeggee du doon luy gën ci ñëpp mbaa bokk dina indi gàllankoor ci njàng mi Mamadou Fall la ñu ci àndal ak Ababacar Camara. gone xelam dëgërut kon aar ko lu ñu war la boo xoolee ci wàllu xelam nu mu woyofee moo tax ñu war a kon prudent ba noppi ànd ak taxawaay utiliser yenn ci image yi def ko ci yenn kaye yi loolee de méngoo wulëk li nga xamante ni mooy yoonu école. koo xam ni xamul fu mu wutee ay basam wala rafetlu ay basam du ko def si biir école amoon na fi ñëpp xeex ko amoon na fi ñëpp am ku ñu tam dëmm lii nag su ko keneen defee dañ koy wax haut et fort. dañoo war a def lépp ba nga xamante ni gone yi duñu bokk ci jeu politique bi jël ay image nag yu politicien daal di leen koy imposer mën naa tax rek werante ak xëccoo judd ci école bi. xale du werante ci kenn du ko tàmmal werante politique parce que day dem ba xale yi après ñuy werante politique parce que bu fekkee mbir mi arrêté wuñ ko li muy indi mooy am na ñeneen ñoo xam ne ay acteurs politiques lañ xam nga acteur politique moom toujours day boo tegee acte politique moom day bëgg a sa wujju day bëgg a répondre par ci beneen acte politique léegi loolu mën na dem ba politiciens yi fi nekk yëpp ñu jàpp ne ñoom dañu war a defar ay kaye di ci def ñoom seen i nataal bu ñu defee seen i kaye def ci seen i nataal ñoom kaye xale bu nekk yor ak kaye boo xam ne nataalu keneen di ciy nekk indi ay werante politique ci xale yi ci école yi. li am solo ci espace scolaire bi moo di. xale buy jàng da nga koy jox ay rayukaal yoo xam ne ci monde scientifique ak monde éducatif maanaam ñu ci mel ne ay ñoom Cheikh Anta Diop ñu ci mel ne ay professeur Iba Der Thiam bëri nañ fi ñoo xam ne kenn bu ñu leen ci defoon ci kaye yi kenn du wax. nit ñi ñu jot a waxtaanal ñu ngi sàkku ci jëwriñ du ñu dénk wàllu njàng mi ni mu yëngu ci nu mu gën a gaawee ngir kon dakkal li nga xamante ni moo di tendance gu bees gu politiciens yi jël te loolee mën naa yàq suñu école. tey jii yemook bëccëg bi ñu jagleel contrôleur aérien mooy ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy saytu di may gët ak di xool roplaan yi balaa ñuy dem bu ñu tegoo ndagam am na loo xamante ne ni dëppawul ak yoon ndax lépp yemb na ba roplaan war a naaw mooy contrôleur yooyu tey jii la ñu leen di màggal waaye ñoom contrôleur yi ñi ngi wax nag ne seenub liggéey daal du liggéey boo xamante ne rek ku mu neex mën nga ko def liggéey la boo xamante ne nag dafa laaj farlu dëgg-dëgg suñuy naataango Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye demoon nañu gisee ak ay contrôleur ca aéroport international Blaise Diagne bu Diass. Nous sommes au centre de contrôle de circulation aérienne de l'aéroport international Blaise Diagne. On contrôle avant d'entrer. ñu ngi ci centre de contrôle circulation aérienne bu aéroport international Blaise Diagne fii nag balaa ngay dugg yow it dinañ la contrôler. pour dem nag ci bureau contrôle bi 13e étage la nekkee li ni mel sax a tax ascenseur yi la ñuy jël ànd ak ki nga xam ne moom moo ñu yoon bërëb bi di Sébastien Sène. bu ñu yeggee ci bureau bi ñaari nit daal ñuy dalal ay contrôleur de circulation aérienne lañu ci salle baa ngi fees dell ak ordinateur ak xeet gi ni mel. kenn ci ñoom mu ngi ñuy wax lu jëm ci seen wàllu liggéey. ñun ñooy assurer sécurité roppalaan yi nekk ci jaww ji que ce soit yiy wàcc yiy yéeg wala yiy jéggi territoire national sénégalais. loolu mooy njëriñu radar bale ngay seen muy tourner loolu daf ñuy permettre ñu mën a am vol yi nekk ci sunu espace aérien ñu mën leen am seen représentation ci benn écran waaye du loolu rek rajo bii ngay dégg muy wax mooy wone ni ñu ngi communiquer ak ñoom. contrôleur aérien yi nag di xam leen ni seen liggéey bi stress rek la. ndax boo jàppee ne maa ngi am sama responsabilité lu toll ci 5 avions wala 10 avions chaque avion am na 200 nit. ma war a saytu seen kaaraange te nag waruma juum ndax loolu mooy en fait
problème bi gën a ngand mooy yow waroo juum ndax boo juumee mën nga fa jaaree am ay bakkan yu rot yàlla leen ci yàlla musal te njuumte bokk ci doomu aadama. 20 octobre bi mooy bëccëg bi ñu jagleel ci àdduna wàllum liggéey contrôleur aérien li ñuy waxtaanee ren ji mooy ñu bañ leen fàtte ndax ñu am solo lañu ci lu jëm ci wàllum aéroport. Abdou Diouf Diagne tey it di bëccëg bi ñu jagleel togg nag ci àdduna wërngal këpp fii nag ci Sénégal gis nañu ay soxna yoo xamante ne togg dañu ko rek bëgg lool ci seen xol dañu ko mën tamit bokk na ci soxna si ñu naan Adji Gueye Thiam mi ngi del si war rek ci moom daal cofeel bi nga xamante ni am na ko ci togg waaye nag li ko ci jaaxal rek mooy li ñuy jëfandikoo muy bouillon yi nga xamante ni dafay am jeexital ci wér-gu-yaram mi ngi soññu Sénégal yi luñ ko mën a moytoo nanu ko moytu Fatima Touré Pape Sangone Mbaye. mbirum togg nekk lu mu yàgg bëgg ba mu nekkee xale ba tey moom soxna Sile nag ñu fekk ko rek ci benn hôtel bu nga xam ni fa lay liggéeyee Adji Gueye Thiam moom mi le nag di ñu xamal ni plat sénégalais moo di spécialité am de sax nag ci hôtel yi ak ci restaurant yu bëri plat boobee la ñu daal di taamu. mënuñu nekk ci milieu cuisinier sans pour autant avoir la passion parce que passion mooy lépp nga am passion loolu moo lay permettre tey jii nii sooy togg. en état une femme ou bien garçon tu souris et tu fais tout. wante moom li muy ñaawlu mooy fii ci Sénégal kër yu bëri toggin bi dafa xaw a des. 5% yi ñooy togg li nga xamante ne nii moom lañu suñu ancêtre yi bàyyi les 95% utilisent les bouillons ñu ngi jël bouillons yi et tout. pour ñu bàyyi bouillons yi ñu jël li nga xamante ne nii suñu maam yi njëkk yi moom lañ ñu fi bàyyi xorom poobar ail et tout oignon vert persil chinois. loolu noonu yëpp tey jii mën nañ ko utiliser pour valoriser suñu togg. loole nag moo tax muy xamale ni ngir rek ñu mën a jaay li nga xam ni moo di plat sénégalais yi à l'échelle internationale comme niñ ko xamee ci ceebu jën faw rek ñu daal di xoolaat toggin bi. am na yeneen plat yoo xamante ne mën nañ ko jaay à travers là-bas c'est à nous aussi ñun ñoo war a def pub bi et tout pour que loolu noonu dem de avant ngurbaan ko laaxu bisaab mbaxal saalum. ceebu yàpp. lekk baax na wante lekk lu baax moo gën a wóor loolee sax moo waral soxna Sile di ñaaxaat nit ñi ñu xoolaat bu baax li ñuy togg daati rek dellu ci li nga xam ne la fi maa ngi bàyyi bu ko defee nag ñu mën a lekk lu baax waaye tamit lu ñu mën a jëriñ ci suñu wér gu yaram. jëfal bu baax a baax Fatima Touré FESPACO bi nag ma ngay wéy ñu nemmeeku ci bu baax a baax série télévisée yi série yooyu nag gis nañu ne ren dafa fës lool ci FESPACO bi mu mel ni kon ñi yëngu ci wàllu audiovisuel producteurs yi ak réalisateurs yi yooyee la ñu gën a jox gëdd boobee FESPACO nag di gën a yëkkati cinéma bu Afrique Sénégal sax doon réew bu ñu prié ci FESPACO boobu nee nañ Sénégal nag bokk na ci réew yi nga xamante ne ni am nañ stand yu gën a mag foofee te stand yooyu nag dafay fësal tamit liggéey bi nga xamante ne Sénégal mi ngi koy def ci wàllug cinéma Ndeye Fatou Fall Niang moom moo jiite stand bu Sénégal ca FESPACO bu ñu teewlu ko ci micro Ibou Diouf ak Yaya Diallo. C'est la 3e édition qu'on met en place le stand Sénégal pour beaucoup plus de visibilité. Surtout en premier pour les films en compétition dont on en a 19. 14 officiels et 5 en panorama et classique avec des supports. Man maa yore stand Sénégal FESPACO 2021 ñu ñëw fii ak fukki film ak juróom-ñeent yoo xam ne dañuy ñëw pour rawante pour jël Coupe d'Afrique gu film fii à Ouaga dont un long métrage pour les talons de Yenanga un long métrage documentaire 14 films yoo xam ne dañuy rawante ci compétition officielle ak ñeent yoo xam ne dañ ko def pour wane liggéey bi nga xamee ne moom la ñuy def fii Sénégal moom lañ fay def ci mbiru cinématographie bon ñun ñi ngi ànd aussi ak suñu ay ñoo xam ne dañu liggéeyandoo ak ñoom mu mel ne Evenprod avec des produits comme Vautour et Jabar waa ëpp court-métrage avec les élèves des ëpp court-métrage. ma ngoog kooku doon àddu ci micro Ibou Diouf mbokk yi sant nañu leen gërëm leen fii la ñuy tàggatu ak yéen ci xibaaru marax mi ci kanam tuuti 20h xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak Sara Cissé.